asalaamaaleykum mbokk yi seetaan di ñu déglu seen YouTube Zik Pro Média TV tey nag ñoo ngi fii nii si point de presse su Pape Momar Diop fii nii si rue 15 angle 6 ki nga xam ne moom mooy candidat Pape Momar Diop tey mu fas yéene def li nga xam ne moom mooy point de presse waaye du yàgg dara comme ni ma leen ko waxee rek nee naa leen Zik Pro Média TV nee naa leen événement bi nga xam ne yéen a ngi koy def rek dina si ànd ak yéen taxaw leen ndax ñun sénégalais la fi nekkal nee naa leen lépp loo xam ne rek lëndëm na dinañ ko leeral te lépp loo xam ne tamit leer na dinañ ko naññal tey nag ñu fas yéene si ànd ak ki nga xam ne moom mooy monsieur Pape Momar Diop mi nga xam ne nekkoon na fi toogoon na ci li nga xam ne moom mooy mairie Médina tey nag mu bëggaat toogaat ci mairie Médina te dinañ poser question Pape Momar Diop pour mu xamal ñu moom yan jugte la jugte tey pour taxaw li nga xam ne moom mooy Médina ci 2022. novembre nag mooy ñun lu xëy ni ñun fii Sénégal dañ fee am lu xëy ni duñ ko fàtte mu ndax ci la Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba ñëpp seen jóge ci géej gi tey sax dañ koy màggal ko kon nag tey bis bii yéen waa Médina xamul leen ko tànnal waaye bis bu rafet la bis bu yaatu la yal na ci yàlla dafa jàmm boole ko sedd di wisal ndox kon nag yal nañu rafet jot teg sa mouvement sa lépp topp si ginnaawam donc Pape Momar wax yi du bëri ñu ngi lay ñaan yàlla na la yàlla may ndam yàlla ubbi xéewal yi ci darajay Serigne Babacar bi ma yaakaar donc kontaan naa torop wax gi nag mënul bëri parce que dañuy doogay tàmbali. ku ci nekk ci sa tur ak sa sant di rafet li jotaay bi nag di ci kontaan lool di nuyu suñu kilifa Pape Momar ñoo ngi lay nuyu di la ziyaare di la ñaanal yàlla lii ñu sumb yàlla na ci yàlla def ndam. ndax ñoo ngi soog a door waane nag Médina xam na la may nuyu Pape Djibril di ko ziyaara di ñaan yàlla coalition bi yàlla na ci yàlla teg loxoom te ma ne waa Médina nañu takku ndax ñu mun a defal Médina nit ki fi nga dëkk yaa ko war a mun a defaral sa bopp kon dañuy seet ki fi dëkk ñu mun a ànd ak moom jiite ko te am na expérience ci mairie bi te ba mu fi nekkee changement bu bari amoon na fi kon dañuy ñaan yàlla lii ñu sumb yàlla na ci yàlla teg loxo di ci bég lool wax ji nag du mun a gudd comme sama raq ni mu ko waxee sama doom ñu dëkk Gibraltar mu nekk sama raq sama doom ñu tasewaat ci coalition bi ndax li ñuy wax liggéey da nga wóor tey soo xoolee coalition bi ñi ko ŋànk ku ci nekk liggéeykat nga yaa ngi am fooy bay sa waar kon nag dañuy sant yàlla di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko Rama ñaanee si barke sëñ Babacar yàlla nañu yàlla yeggali fi ñu jëm si barke yonent bi merci beaucoup. jël nuyoo bi teg ko ci loxo suñu maire bi nga xam ne ñun ñoo ko tànn muy Pape Momar Diop. il est bien de préciser une chose man j'ai été candidat à la candidature pour le Benno il est bien de le préciser parce que on était 4 candidats mais ci 4 candidats yi. on n'a pas eu le consensus Benno amul candidat loolu dama ko bëgg mu leer nañ Benno amul candidat c'est le président Macky Sall qui a désigné un candidat pour la Médina fulla fayda borom Médina bi ñu toll ñu ñëpp gis nañ tey ni Médina mel président Macky Sall suñu président du Sénégal waa Fatick la coowu Médina ñun waa doom Médina ñun ñoo xam ne doom Médina yi daj on veut le changement moo waral ma porter la candidature du maire Pape Momar Diop pour indi l'expérience à la place de la jeunesse aujourd'hui la jeunesse mën nañu xool seen bopp ci man mais itam ku ne xam nga ne ndaw yoonam du gaaw te ndaw day nangu jàng aujourd'hui si les candidats déclarés aujourd'hui au niveau de la Médina le seul qui a l'expérience pour mën a guider encore une fois won les Médinois une autre facette c'est actuellement le maire Pape Momar Diop parce que au moins il a déjà exercé loolu ku ne xam nga ko donc comme da xam nañ loolu di ñaan yàlla le maire Pape Momar Diop yàlla may ñu ndam loolu ma waral ma bàyyi sama candidature bi ma defoon Benno pour wan ni carrément ni ànduñu wax nit parce que juste dañu ànd ak nit pour lenn dañu ànd nit yi pour ay principe yooyu moo tax Médina ba tey am lu bëri yoo xam ne daf fi xaw a nasax il faut
il faut ramener les valeurs et ramener les valeurs moo waral kii le maire bi nga xam ne ba mu nekkee maire le budget était à 400 millions moins de 400 millions mu def fi liggéey mucc ayib j'ai confiance en lui et j'ai porté encore une fois ma candidature pour le maire Pape Momar Diop di wax waa Médina nañ ñu jox confiance cette confiance là bu ñu ko joxee y a l'expertise qui est là aujourd'hui je peux dire gars yi nax fii dëgër na dégguma de dëgër na këng-këng monsieur le maire doxal jàll jërë ngeen jëf. ku ci nekk ci turam ak santam di nuyu suñu mbokk journaliste yi fi teew yëpp vraiment am mbégte teew fi gërëm ñi nga xam dañ ñu wus yëpp te dëkk biir Médina di gërëm aussi ñi nga xam ni ñoom laa séexal coalition 2035 coalition 2035 ñëpp xam nañ ni Mame Mbaye Niang le ministre Mame Mbaye Niang mooy le président mais dama bëgg waa Médina yëpp jàpp ni élection locale du affaire président de la République du affaire parti dafa dépassé cadre parti affaire Médina la affaire gox la donc ñu jàpp ni waa Médina dëkk Médina di yeewoo Médina ñoo dajaloo bëgg changer Médina loolu dama ko bëgg mu leer si ñu bari affaire bi du affaire politique du affaire parti politique du affaire ay coalition mais affaire waa gox bi la affaire nit ñi dëkk ci biir gox bi la ku ci nekk am nga droit ngay def politique ñàkk def politique xool ki nga xam ni yaakaar nga ni bu yoree maire bi dina lijjanti population yi nga dem ànd ak moom pour que Médina jëm kanam loolu dama bëggoon wax ko mu leer ci ñëpp bi nga xam ni moo ci topp ñëpp gis nañ Médina nu muy doxee wax naa ko ci fin wu discours bi duma bëgg personnaliser débat duñu tudd turu kenn mais gestion bi am Médina ñëpp xam nañ ko waa Médina yëpp ñu ngi koy contesté xëy na du ma dugg ci biir parce que man dama defoon serment wu du ma dugg ci gestion municipale parce que yàlla ci mbaaxam def na lu toll ci juróom-ñaari at ma nekk maire Médina fii nekk fi député maire donc xam naa luy maire yi xam naa maire yi nu muy doxe donc bu amee ay nit yu dajaloo bëgguma ànd ak ñoom pour jëli maire bi dama xam ne ci biir nekk ci biir maire bi dama koy rafetlu ànd na donc ñoom ñaan yàlla may ñu ndam au soir du 23 janvier. mu am keneen 5 candidats moo fi am peut-être damay taxaw rek ci quelques candidats mu am beneen candidat boo xam ne mi ngi biir Médina mi ngi dimbali waa Médina mais dama ne Médina un maire bu fekkee dafa bëgg dimbali population day ñëw di yeewoo ci gox bi dëkk fi loolu mooy li nga xam ni mooy li normal dëgg la loolu idéal la loi bi waxul loolu xëj na parce que boo demee ci loi bi 1/3 conseil municipal mën nañ bañ a dëkk ci dëkk bi donc 1/3 conseil municipal maire bi mën na ci war mag mais dama ne idéal bi mooy koo xam da nga ne Médina mooy sa xol da nga ne Médina moom nga bëgg doo xooy xeeb waa Médina ba dem dëkki feneen samedi ak dimanche nga ñëw di fi politique pour demander seeni voix beneen bi ci topp dafa am fonction yoo xam ni suñu bu la ko yàlla dénkee ñu koy ñaanal fonction yooyu gën a yokk amuloo temps wu maire yi te naa ci yokk bu gën a gàtt du ma tudd tur CATB moo fi nekk ñu jiital Cheikh Ahmed Tidiane Ba président rek tànn ko pour mu jiite Benno Bokk Yaakaar jiite seen candidature mais dama ne ku yor mouvement bu day noonu responsable des femmes ba sa rakk la responsable des jeunes ba sa jarbaat la trésorier ba sa jarbaat la je pense que bis boo yoree maire bi sa njaboot nga koy jox dem toog CDC de temps en temps nga ñëw signaler donc loolu dama bëgg jeunes yi bàyyi seen xel ñun nag politique fi ñu jëm ci campagne bi ci yar ak teggin lañ koy defee du ñu xas kenn mais dañuy wax pour nit ñi yeewu encore une fois dama ne booy politique ànd ak ay jeunes sa devoir bi njëkk mooy devoir d'éducation mais doo jël jeunes yi di leen dugal dans des canevas yoo xam ne wóor na li ngay wax gëmuloo ko lu dul au soir du 23 pour jël seeni suffrage donc dama bëgg ku ci nekk bàyyi ci xelam ku ci nekk am nga droit nag voter ku la neex mais ñun dañuy ñaan le 23 yàlla ubbi dënn yëpp def seen xol horizon 2035 pour que ëllëg ñu àndandoo liggéey maire yi donc ma delluwaat yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm wax ji du gudd je pense que principalement loolu rek laa ci amoon lu may wax parce que man waa Médina xam nañ ma fii laa juddoo fii laa dëkk ba léegi musuma génn Médina yor naa maire bi juróom-ñaari at nekk fi député nekk fi maire yore fi yeneen responsabilité amul koñ wala kër goo xam ni am naa kersa taxaw fa
parce que musuma fi def loo xam ne nit dafay wax te loolu lu am solo donc li ngay mujjee di remercier ñi nga xam ni am nañu yaakaar ni ginnaaw yàlla bu ñu ma jiitalee parce que ëpp ma leen xam-xam nag ëpp ma leen njàng gënuma leen mais yàlla mooy def ci jamono jiital doomu aadama jàpp naa ni yàlla moo dogal ñoom seen xel dem ci man ñu jiital ma yàlla def ñu àndandoo ko dem ci ndam li te ñu def ko ci yar def ko ci teggin xam ni Médina après le 23 ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñun ñëpp ñoo bokk baay mais encore une fois yéen jeunes yi nga xam ne yéen dëkk Médina di fi yeewoo toog leen ku ci nekk sa bopp sa biir nekk nga xalaat bu baax sa carte far nga koy dugal parce que loolu lu am solo la yàlla moom mooy joxe te yàlla kuliyaal balaa day ñuur ne ñaar jeune bi fa mu xam ni àddina balaa muy neex day sonn il faut ñu refuser li nga xam ni moom la yenn politiciens yi def indi xaalis teg leen bu ñu demee ba fal leen bu boobaa ñu teg seeni bunt di xaaraat 5 ans pour dellusiwaat donc maa ngi di gërëm yéen ñëpp di leen sant wasalaam